merci salaamaaleykum mbokk yu ñuy seetaan dañu déglu nga leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu ñi ma bokkal taabal bi di ñaan yàlla li ngeen jublu ci émission bi mu am njëriñ ndax état bi mën a jënd gerte gi. ndax baykat yi ñoom tiit nañ sonn nañ. comme ni mu ko waxee rek tey nag ki nga xam ne moom moo di Mamou mu fas yéene waxtaanee li nga xam ne moo di suspension de la taxe à l'exportation sur l'arachide Mamou ma bàyyi la nga yaatal ak sa invité. waaw noonu la sax Fatima tey loolu lañ fas yéene waxtaanee mooy le fait que dañoo suspendre taxe ya nga xam te moom lañu tegoon ci lu ñeel wàllu exportation gerte bi kii honorable député. Moussa Cissé nga nekk expert en agriculture tey jii ni ñu gis ne Macky Sall jël décision boobu ci conseil des ministres ba nga xam te jotoon nañ ko amal ni ki ayu bés bi ñu génn yow tey ndax jàpp nga ne c'est le moment le bien choisi pour suspendre taxe boobu ou pas. c'est trop tard traite bi yàqu na ba pare kenn mënatu koy réparer parce que ñi ko doon exporter. dafa am réew yu mu ñëw waxat balaa heure bii di jot ndax gerte du lu ñu xëy rek nga ne kii laa koy jaay dafa am nu ñu koy préparer dafa am ay conteneurs yu ñu koy def da nga am ay clients da nga am ay financiers banques yu óolu la nga xam ne da ngay jëndi ñu lebal la amul fi kenn ku am capital boo xam ne sa xaalis la nga teg. loolu da nga koy préparer depuis début hivernage bi la ñu commencé commercialisation bi boo toogee ba mois de janvier nga teg ci ay taxes kenn mënu ko jënd gerte gi. boo toogee ba léegi gëdd ni ko amatul benn njëriñ baykat yi ñoom ñàkk nañ ba pare ñu bëree bëri ñoom wanteer nañ seen gerte ña ci des ñu ngi ko yore mais daal taxe bi ñu wàññi nii moom waroon nañ koy wàññi lu jiitu lii. loolu mooy erreur boo xam ne état bi mënatul ko rattrapé li ci gën a métti nag baykat yi muy erreur bi état bi dafa pare di lay nag Modou Diagne Fada topp réew mi di wër fu nekk mu dem fa di wax naan am nañ gerte am nañ lii kenn kuy jënd kay loo xam ne fukk ñoo ko daan bokk wala téeméer. kenn rek di ko jënd kon kay fokk ñoom ñu jënd waaye daal boo demoon ci àll bi boo demoon Saalum tey wala nga toog ba samedi nga dem luumaay jëm a gaajo wala lundi nga dem njaaw wala mardi nga dem jokkul da nga yërëm baykat yi bon la boo amee looy saraxe da nga ko sarax ñi doon bay gerte. mais ñoom dañoo ne lii dana tax tey ñu mën a jàppale monde rural bi donc est-ce que jàppoon ni monde rural bi ñoom dinañ ci gis seen bopp ci mbir mi. malheureusement te loolu commencé wul sax ci régime Macky Sall monde paysan bi daal vraiment dañ leen laissé man wax naa ci ba sonn ci assemblée nationale ministre bu fa mës a dikk nekk ministre de l'agriculture wax naa la ne la état bi xaalis bu muy génnee pour mu dem ci baykat yi àggul ci baykat yi loola ca Senghor ci Abdou Diouf ci Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall mi dafa piree nag fi ne ci Macky Sall ndax bu njëkk sax da nga daan rëmbu de ragal ay sanctions waaye fii mu nekk nii moom opérateur économique yeeg ñu jënd gerte gi yëpp kenn nëbbootul li ngay def mais li ci gën a miti ñoom tamit ñëpp am coono bi opérateur économique yi ba léegi état baa ngi leen yoreel ay milliards yoo xam ne daaw la woon. te ku ne xam na ne am benn opérateur économique bu am xaalis boo xam ne moom nga jëndee gerte. parce que banques yi dañ leen ay lebal. te banques yi bu ñu la lebalee manoo fay ku ne xam na tax seen cay tege. te képp koo xam ne leboon nga daaw banque. ren mënoo dem ci banque ba dafa jëloon xaalis parce que fayaguloo ko te état baa nga leen yoree xaalis ba bisu tey bii loolu moom mooy dëgg. mais tey jii nii Pape bu ma déggee sànq ba ngay door da nga wax ni li nga xam ne moom suspension des taxes fu mu toll nii béy wéy na mbuus ba pare amatul sens te ñu gis ni li nga xam ne ni moom moo di production gerte bi mbay bi chaque année dafay amaat tey jii nii bu ñu suspendre taxes yooyu noonu tey jii ci weer bi ni boo newee dafa trop tard est-ce que du nekk loo xam ne dafay remettre en cause tey jii bu déwénee. coono dëkk na déwén daal war nañ koy préparer de maintenant mais ren moom traite bi yàqu na ba pare kenn mënatul koy jam yàqu na baykat yi yàqule nañ opérateur économique yàqule nañ li ci desoon tey daal état bi su ma mën a fexe tey jii mu woo opérateur économique fay leen lam leen ameel peut-être day mën a jéem a dabu tuuti mais defaraat moom c'est pas possible. bu ñu mënoon a fexe daal ba état bi fay leen milliards yi ñu leen yore parce que gis nga leen fan yii ñu dem Nioro opérateur économique yi di manifester wu foofu di laaj xaalis boo xam ne dañ leen ko ameel depuis daaw ba ren suñ fayut ñoom mënuñuy jëlee wàcc seen banque yi xaalis. loolu mooy. soo dee wax ne bu état bu leen état woowee
joxaat leen xaalis bi nga xam ne ni tey ji mu di ay milliards ñuy demandé moom da lay amee dina xaw a tane donc est-ce que kon defaraat tam mënu cee war a nekk comme ni nga waxee ne defaraat mënu ci nekk ren bi baaxul est-ce que kon defaraat war ci mën a nekk dama séenuwul man ci semaine yu ñu jublu nii état da ci fay bori demal ci ministère yi tey nga seet doo fa gis kan bu ko fayul ci semaine yi fay ko ci weer yi nag weer yi boo ci toogaatee gerte gi fi ne boo demee mu nga commencé di wale sax yaa ngi ci dugg di ko lekk fi mu toll bi parce que béykat amuñu fu ñu denc seen gerte yi boo demee ci seen néegi lañ ko def ak seen gannaaw néegi yàlla tere sax léegi bu lakk amee ci dëkk moom xam nga ne dëkk boobu ñoom dañuy futi parce que seen lépp ñu ngi ko dajale ci seen i néeg ak seen i gannaaw néeg toog di xaar li ci gën a métti boo demoon tey luuma da ngay sarse sa saret te ñëpp amuñu saret da ngay fay ñu indil la nga yéen dafa ba ngoon jot doo gis ko jën sa gerte nga dellu fayaat ñu yóbbuwaat sa kër loolu moo fi ne sonn nañ trop. kon yow bu ñu comprendre dafa mel même lu fekk dañoo suspendre taxe bi sax mais mun nañ indi yeneen saafara ya nga xamante ne mun na indi ay solution ci jafe-jafe ya nga xamante ne moom la agriculteurs yi di jànkonteel. suspendre bi moo ëpp yaakaar ci solution. waaye est-ce que mën nay sotti moo ëpp yaakaar nag. mais fu ne la suspendre taxe boobu ñu def buñ ko boole woon ak def effort fexee fay bori ba tey solution dana gën a mën a génn mais ba léegi dañuy amal opérateur économique xaalis te fayuñu leen. te tey daanaka ni ma tudd fii liggéeyati nii administration bi ñoom wala gouvernement bi daanaka liggéeyatuñ dara ñëpp a nga ci seen ñu ngi ci terrain politique bi. yéen tey gouvernement bi mu taxé prix kilogramme bi 250 francs loolu est-ce que nekk na la nga xam te ne arrangé na kii. non loolu état da daan subventionné ku war a subventionné doo teg taxe koo xam ne da ngay dimbalee ku néew doole bay lim bay prix bi mu ko jaayee arrangé wu ko état bi subventionné ko jamono Abdoulaye Wade chaque kilo gerte bu ne limoon na ci monde bi limoon na ci marché bi moom dafay yëkkati 55 francs tekki loolu mooy subvention nga teg ko ci ne opérateur économique soo jëndee kilo gerte bi 150 francs boo jaayee 100 kilos ministre de finance dana la jox 55 francs tegal la ko ci yow loolu mooy subvention mais kuy teg taxe moom du subvention te léegi gouvernement Macky Sall depuis ba mu ñëwee ba léegi waxuma subventionné gerte gi mais moom daf cee teg ay taxes loolu nag moo jaaduwul baykat ni mu néewee doole li mooy xam ko bone nga di ko taxiwaat encore sëñ bi loolu du xalaat. te nag war nañ leen may nag ñu am liberté nit ñi jógee fu leen neex ñëw jënd yóbbu fu leen neex. loolu nag sëñ bi buñ toogee ba ma tuddee àgg nag ñun xamatuñ ban lan mooy état. kon bu ñu la déggee papa dafa mel ni da nga bëgg a wax ñu favoriser li nga xam ne moom moo di impôt export ci wàllum jënd ak jaay li nga xam ne moom moo di gerte gi Elimane. waaw parce que man boof jàngat bi ma ci am mooy yoruñu gerte bi chaque année campagne bi. bu indi coow 250 210. chinois yi lii yëpp yoruñu sous développement la. lii dañ ko war a weesu ñun dañu juddu fekk fi lii. maintenant nag boof solution yi yéen parti ngeen da ngeen am seen i intérêt. état aussi dafa am nu muy jëfee. li wóor ba wóor daal mooy gerte bi waroon nañ def de telle sorte que mu des fi. ñu am benn système de transformation parce que loolu mooy suqali dëkk. mais yéen li ngeen di xeex yëpp perte boobu seen droit ngeen nekk c'est vrai que def campagne ba nar a récolte ñëw bëgg a jaay gerte bi kilo 210 xamul 250. yéen da ngeen mës a wax ni que ça fait pas votre intérêt doo leen ci génn mais li gënoon parce que man Sonacos bi ñuy wax ba léegi nii gisatuma fi lan mooy rôle am. Sonacos amoon na fi njëriñ ay temps. da doon jël gerte bi transformé ko def ko diwlin mu des fi ñu koy commercialiser. Sonacos dee na tey gisatuñu rôle am mais état tey waroon na fi teg ay mécanismes yoo xam ne gerte bi war na fi des mu jënd ko yéen ngeen gis seen bopp ñu créé fi ay chaîne de valeur ay valeur ajoutée ñi koy transformer fii di ko jaayat fii moo gën lii yëpp parce que aussi en définitive fa laay daanale yéen fu mu nee nii sama yaakaar chinois yi ngeen di xaaraat parce que ñoom ñooy ñëw yéegal prix yi. c'est trop tard moom pour Sine waaye ñëw ñoom ren. wax naa la ne la njëndam gerte dafa am préparation bu gudd sax foo koy jaayee ji ban yan conteneur nga koy def yan banque ñëw laay financé loolu procédure la boo xam ne du lu ñu def ci ñaari fan wala ñetti fan te fi mu ne li des ci temps bi mayatu ko Sonacos li nga wax dëgg la Sonacos moom dafa bàyyi rolam. ñun defoon nañ ci proposition ne dañu war a wut ay machines yu ndaw yoo xam ne ñooy wal gerte gi.
Sonacos joxe ay xotti bidon jox leen ko ku def ci ku yël sa gerte nal ko ñëw jaay Sonacos Sonatel mu raffiné ko yem ci loolu may Sonacos dafa mënta jënd gerte gi xolli ko di ko defaataat ci ay machine am di ko jaayaat dafa bëri trop ci moom te gis nga rek seen si ñoom maguy bi nga xam ne moo nekk ci seen biir maguy bi fu mu jaar rek am du fa toq loo xam ne li waru foo a mën a génnee moo tax ñoom ñu waroon na limité wu ñoom ci jënd diwlin gi fexe dimbali nag opérateurs yi nga xam ne dañuy bëgg a dugg ci affaire yu nalam diw ñooñu itam concentré wu ci jënd gerte xolli ko def ko diw ñëw jaay Sonacos moo rafene ko parce que gerte gi ni ñu ko génnee noonu kenn waru koy mën a lekk noonu dafa am duñ ci war a def Sonacos na yem ci foofu waccee ñeneen ñi njënd mi ñuy jël transport bi ñuy jël xolli bi ak nal bi parce que gerte amul dara lu ñu cee wacc amul dara lu ñu bàyyi ci gerte tey boo ko naroon ba pare rakel boobu ngay gis sax moo ëpp moom kilo ba ñu jënd ci paysan bi kon seen bi mën naa yaatu man loolu wax naa ko assemblée du benn yoon du ñaari yoon seen bi mën naa yaatu kenn ku nekk jëriñu ci état bi yem moom ci fexe jënd diw gu set rafetlu ko jaay ko sénégalais yi. te et puis ñu aaye nag li ko gën a mën a jox wala diw gu bon gi leen di jógee bitim réew ñu dindi ko mën nañu defee suñu diw gi ba mu wóoyeef bay boo xam ne ñun dañ ko mën di lekk mu tax ñun itam ñi Sonacos moom tamit dekki ndax diw gu bon gi ñu jëlee bitim réew diw goo xam ne dañ ko gis muy boo tegu ci naaj mu woy te loolu ñu ko jëndi suñ ko fa arrêté woon fexe nag sénégalais lekk suñu diw gi ci prix bu yomb. xam nga loolu war na mën a nekk. loolu mën na nekk te ñu gis ne concurrence déloyale bi comme sama naataango bi ñu ngi ko doon wax sànq xam nga tey comme par exemple nañ gis ak présence chinois yi fii. ñoom par exemple tey dinañ jënd kilogramme gerte bi 350 francs CFA te ñu gis ne agriculteurs yi ñoom dañuy préféré jaay chinois te ñooñu dañ ko yóbbu seen i dëkk defar ko indaat ko fii jaay ko maanaam day gën a coûteux day cher ci ñun su boobaa mais su boobaa est-ce que agriculteurs yi ñoom it ñoo ngi jàppale askan wi parce que tey bu ñuy wax économie faaw mu doon la nga xam te lépp fii lañ koy defaree di ko jaay fi ñu koy consommer mais yóbbu defaraat indi day gën a métti yéen est-ce que te yéen a ngi sooraale askan bi ak aussi pour développement réew mi. baykat moom amul doole dañ koy dimbale wax ko li muy def baykat dañ koy wax lu mu war a def ñoom amuñ doole yoo xam ne mën nañu syndiqué wu wala ñu nekk ànd pour dajee kaas li ñuy def mais gerte ngi am valeur boo xam ne bu fekkoon ne baykat dafa mën a organiser wu kon problème bi nekk duñ ko nekkee buñ ko mënoon a denc te du yàqu ñu mën koy defar ku ne xam na ne pertement amu ci mais ku amul doole dañ koy ndimbal boobu nag état ba la ci def état yi mu ngi cee ñàkk ay milliards ci gerte gi mu ngi ko cee ñàkk aussi mais nam ko cay ñàkkee du yegg ci baykat bi. mais foogoo ni ndimbal goog noonu papa suspension des taxes. mënul nekk bi nga xam ne moo di première pierre boo xam ne mën nañ ko considérer comme premier ndimbal ci wàllu nguur. bu ñëwoon depuis mois de octobre wala novembre mu wóor nit ñi ne ren kenn du fay taxe ci gerte gi ñu libéré waat marché bi man dama xamul un libro nan lay mën a bloqué marché ni kenn du ko fi jënd te Macky defe naa ne libéralisme lay réclamer wala socialisme lay déclaré ko. mais daal un libéral daal du wax ne kii moo fi jënd wala kii du fi jënd non. mais xam naa peut-être tamit dañuy bañ marché bi jaxasoo parce que tey jii nii mun ñu ne lépp dañ koy exporter parce que yéen à cause de 350 francs CFA est-ce que doo leen lor aussi population bi. ba ngay waaw benn différence 100 francs. marché bi bu yaatoo ki nga xam ne producteur bi day gagné na yaatu ñu concurrent kan moo daqaa jënd lu gën a seer. nga seet marché fi la gën a arrangé nga jaay ko loolu moo fi nekkoon at yi dem na ba nekk 350 puisque concurrent la te Chinois yooyu ñun ñoo leen fi indi man bokk naa ci li fi indi Chinois yi bokk naa ci. waaw Chinois yi man xam naa ci lu bëree bëri ak li leen fi indi. man xam naa ko mais ba mu liggéey am. est-ce que du looloo tax papa tamit nguur seetaan leen. tey ngeen di jàpp. est-ce que du looloo tax nguur seetaan leen parce que tam boo dee xool ak yéen ni ngeen ko bëgg a doxalee yéen est-ce que du yéen ci boppam yéen baykat yi yéen a limité seen bopp ci seen i bëgg-bëgg. non malheureusement baykat fekkoon ne am na doole gu mën a syndiqué wu am ay cadre yu ko encadré du demee nii mais ñoom dañuy tasaaroo ci seen biir am na ñu koy mbubboo di lekk seen i yëf te ñoom ñañ lañ waxaluñ baykat yi loolu moo fi bari
ñu bëri ñoo xam ne ñoom dañ cee profité ci affaire bi li béykat yi waroon a am ñoom ñu koy lekk loolu Sénégalais yëpp xam nañ leen xam nañu leen te état bi xam na leen man naka la ak ab état mën a jëlee 100 tonnes di ko jox benn nit looloo normal jiw looloo fi bëri ci sama mbokki politiciens yi sama mbokki marabu yi daf cee bëri na béykat yi carrément amuñu ca dara te état bi mu ngi ciy ñàkk sax ay ci xaalis wax naa ko ba tey ministre bu ma suñu assemblée ne ministre de l'agriculture danaa la ne monsieur le ministre yéen a ngi sa xaalis bi ngeen a yónni ca béykat yi àggu ca béykat yi àggul am nañu ko intercepté may ne man su ma jëlee 100 francs jox suma doom ne ko joxal ma corom yi ñëwut ci suba ga mu joxaat ko ma dajee coro laaj ko mu ne man jotuma ca ma yónnee waat mu ne jotu ca sëñ bi damay seet beneen kër no bu ma yónnee suma 100 francs te état moo la gën a xam ne li mooy yónnee ci béykat yi demul ci béykat yi demul te xam na ñi leen a intercepté baagu ci béykat yi ñun loolu la ñuy dénoncé ñun. ñu ne subventionné nañu affaire yi dem nañu mais loolu aussi c'est quoi le problème parce que mun ñu comprendre état toog fii ci télé bi di wax après ngeen ne yéen jotoo leen ci. boo demoon ba ci béykat yi nga gis ñu ne su dépassé nañ 60 milliards dépassé nañ 80 milliards pour les paysans. chaque année day yokku. nga dem ci dëkk. ñu ne yow kër gi ak bii bokk leen benn saako engrais bi yóbbu loolu am na fi. te état dépensé moom ay milliards am gerte gi àggu ci béykat ba am ñoo xam ne ñoom bayuñu waaju ñee bay te ñu ngi leen ay jox jiwu loolu moo am ci réew mi ñoo xam ne bayuñu xamuñ fu tool féetoo te ñu ngi leen ay may jiwu te buñ leen a may sax duñ leen may sax looy yem mais dañ leen a may loo xam ne parce que téeméeri nit mën nañ cay am. loolu te état xam na ko. xam na ko. léegi daal solution bi mooy su ma mbokki baykat yi laa cee waxat nag ñoom tamit fokk ñu essayer organiser wu. ñun créé nañ ci benn syndicat bu ñuy wax jàppal ma jàpp mais doxul puisque biñ ko créé opérateur économique ñoo ñëw dugg ci biir syndicat bi fu ñu xëccoo nag xam nga borom xaalis moom ku mu xëccoo da lay gañe fu ñu demee ci war rek ñi nga xam ne ñooy opérateur économique yi jiite syndicat bi naka la ni un opérateur économique war a mën a jiite syndicat wu baykat te yow opérateur économique bi yaay lekk baykat bi loolu am na fi. yooyu yëpp nag état moo ci mën a jël ay mesures. mais baykat bi tam jël ci ay mesures bañ a nangu bëgguma nga jiite ma soo ma jiitee danga may yàqal man tamit ma bañ parce que ñoom ñooy bay lépp kii bi yëpp base bi yëpp ñoom la yow yaay bay sa gerte yow yaa moom sa suuf yow yaay génn yow yaay def lépp est-ce que doo ma am tam fullaak faydaay sama marchandise ak nu mu ci mënti doon dinaa takk sama biir takk sama gafaka ba nga xam ne nii ki nga xam ne moom mooy ñëw di ma yàqal à chaque fois duma ko sekkal moom loolu nag il faut ngeen organiser wu nit ñu organiser wu nekk groupe mais mbooloo dafa organiser leen ba nekk ci benn baat dafa jëfe ñun wax nañ ci ba bëgg a dee guddi ak bëccëg jéem leen a organiser mais organiser mbooloo mu yorewul dara dafa jëfe bu borom xaalis dikkee rek ñoom ñu aw ci côté yéen au-delà c'est dommage wallahi luñ daj ci paysans yi au-delà ci jafe-jafe yooyu tamit est-ce que tey jii yéen gis nañu matériel yaa nga xam te moom ngeen di jëfandikoo wala sax utiliser pour def seen i liggéey tamit dafa métti est-ce que jamono fu mu toll jamono ji Sénégal jusqu'à présent agriculteurs yi lu ñuy utiliser ay ngoos ay affaires est-ce que dépassé wuñu ko tamit ak ay mbaam ak fas waaw xam nga vraiment parce que tey agriculture dañu ne tey dafay peser poids bu lourd ci koom-koom gi mais tey jusqu'à présent boo demee dëkk tubaab bi ñoom ay tracteurs la ñuy utiliser xam nga seen mbay mi dafa avancé bu baax a baax mais au Sénégal jusqu'à présent retard bu extraordinaire moo ci nekk. man ñi fi dàqoon a bay ci laa bokkoon mais bàyyi naa mbay. bàyyi naa puisque da nga perte. bientôt 10 ans bayuma su ma machine yëpp ngay tegee sama tool yi dama koy joxe ñu koy bay banaa da ngay perte soo dépensé 3 4 5 millions est-ce que da nga am sax 3 millions man banaa mbay depuis bientôt 10 ans bayatuma. pertement da ngay perte. mënoo ci fu ne nii tey boo demoon Saloum am na ñoo xam ne dañuy bind ay nit sa surga boo xam ne moom du am tool da nga koy jël mooy ngay koy fay 225 000 250 000 bu mbay mi paree mais am naa doom boo xam ne ren. la mbay yépp su ko jaayee matul 225 000 war a fay surga bi te surga baa nga toog di ko xaar fu ne surga baa nga toog ci kër ga jonkoonu ko pour mu fay ko 225 000 te ñoom ñu moo surga bi yëpp lañ bay wallaahi matul 225 000. mais tey jii nii te la fa dese ka boni ca gerte ka la mu fi ama ko boni mënul koo jaay barki dem dafa am benn firgo xam ne am na ñu ñuy wax ay firdu ñuy jógee boori
Guinée Bissau ñoo ñëw ci àll bi di bayal nit ñi di bàcceel nit ñi seen gerte yi dañuy def délégation ñëw suma néeg ca Nganda ñu ne honorable waxal ci diw ak diw parce que mu ñu yoreel xaalis ma ne lee xoolee bu leen fontoo nit ñi ki nga xam ne moo ci daaw ba ren mu ngi ci toolam di ruuj di bay ba léegi yow nga xam yow bàcc gerte bi kese nga ciy def moom mi ko bayoon mën a gudd ci am xaalis yow nga ne yow na nga jox sa xaalis mais ñooñu ren xaw nañu rayante ak paysans yi ñu ne ma tontoo ñun tamit xoolal ngelaw li ñuy fanaan parce que biti la ñuy fanaan ñoom te fu ne liggéeyatuñ est-ce que li ñu am ñun li ñu fa war a am est-ce que mën nañ fa toog di ko lekk parce que il faut ñu ñibbi Guinée Bissau sëñ bi nga gis difficulté yooyu ñoom ñuy nekkee te ki bayut tant que bay li mu am jaayu ko man ta fay da nga obligé si jaay ci prix bu bon boo xam ne defee ko sa sago nga gis difficulté yi war nañu dugg ci loolu en tant que ancien député yi ñun askan bi ñoo leen fa teg rawatina baykat bi nga xam ne tey jii moo yor toolam yor engrais pour mën a def jiwam pour mën a après am ci dërëm en tant que ancien député bi ngay nekk député xëy na baykat nga woon lan nga taxawee woon waaye itam lan la baykat bi di xaar ci député bi nga xam ne ni tey jii mu ngi ci pencum ndaw réew mi war ko mën a taxawal ba ñu dégg voix am man naa yëkkati suma loxo ca kaw ba ma nekkee député ministre bu fa mës a ñëw même boo bokkee man parti la may wax ca mbay ma mën na laay naqari sax moo xam Khadim Gueye la moo xam Farba Senghor la moo xam Habib Sy la puisque man damay défendre baykat yi ba léegi ci loolu laa continué non ba tey ci bokk député yi nga xam ne ñoom ñoo war a représenter baykat bi ci pencum ndaw réew yi waaye malheureusement xam naa sax fi mu ne danaa ci jaar dinaa wax sax ci loolu député yi fu ne daal dafa xaw a nekk sax gàccee ne député laa wala député laa woon. malheureusement. lu tax. ni ñuy doxalee xoolal benn député boo xam ne baykat yi ñoo la fal nga nekk député wóor na ne sa waa àll bi coono bañ nekkee tey jële te kenn déggul leen loolu dafa ñaaw. dafa ñaaw ñun ancien député yi ñu ci am jom tey am nañ gàccee ci assemblée nationale. ni mooy doxee am nañ ci gàccee xaw ma su yéen nit ñi nag ñooy analyser mais bëggoon naa. assemblée waaw ma bëggoon naa assemblée ubbi buntam. ngeen dem service législatif. député lépp lu mu wax dañ koy enregistré. am nañ lu ñuy wax journal parlementaire. man dama xamul pourquoi journaliste yi mënuñu am foofu accès au journal parlementaire pour di xam yéen député ñoo jël parole ak yéen député ci lan dañuy kaas. loolu am na mais fexe leen ñu fexe ba ngeen di am accès da ngeen xam su député yu liggéey ak député yu dul liggéey. am na ci député yu liggéey nag mais li ci gën a bari dañuy liggéeyut. mais malheureusement. bii moom législative bii moom. man am naa gàccee trop sax ñuy may wax ancien député. comme ni mu ko waxee rek am na affaire yoo xam ne dafay nekk des secrets étatiques yoo xam ne nii kenn du ci mën a accéder amoon nañu contentement dalal la fii nii ci suñu plateau Petit Déj Pape ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokku téléspectateurs yi. di sant yàlla rek di jégalu nag ci li ma ñëw ci kër gi te ñaanaluma suma frère Seydi Lamine Niass. Seydi Lamine ñu ngi ko xamante 1970. mu nekk franco arabe bi ci Poyon. mu nekk xeexkat xam naa bu fi nekkoon tey dégg nga ko ci gerte xeexkat kooku ñun ñëpp war nañ di ko ñaanal. xam naa ne tey bu ma amoon jot gi ba wax leen congrès bañ fa jàkka def fii ci canal 4. ak discours ba ngeen xam ne bu defee fi mu jaar nii tey yàgg naa xeex. yàlla na ko yàlla. amiin ay yaxam sedd maam ma bàyyi la nga tàggatoo mbokk téléspectateurs yi di leen di jaajëfal Fatima yéen ñëpp di leen jaajëfal suñu invité bi kii Moussa Cissé bon